ñeenti waxtoo genn wàll ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax kóolute gi ak ànd beeg nun ci rajo Futur Média xibaari wolof yi ci yaatal ngeen di ci ànd ak Makumba Bey. pèlerinage bi ajug Màkka gi tey jii la ñu doon def bilan bi ñu ne nag li ñu bëgg léegi daal mooy jafe-jafe yi ni mu wàññi ko foofee ca Màkka ren ji mel ko léegi itam jafe-jafe yi nga xam ne fii lay amee li ci ëpp ci réew mi moom itam ñu daal di koy wàññi itam diirub aj gi mu gën a gàtt. ñi faatu nag moom ñu ni ñëpp faatu goo xamante ne ni yàlla dikk la kenn mënu ci dara du ay jafe-jafe yu la ca fekk ba mu am. Sainte Jeanne d'Arc école ba nga xamante ne nii nag coowal muuraay la judduwaat na fa tey ji am na ñu jàngi woon ñu daal leen di génnewaat école bi reportage bi moom lañ koy jagleel xëyoon fa ci suba tey jii. marché Castor dinañu ko tëj ñaari fan ñaar fukki fan ak benn ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wii lay doon loolee nag ña nga xam ne ñoom ñoo fay jaay nee nañu bëgguñu mu am nde bu tëjee xamuñu fu ñuy xëy. ci kaw loolu ba tey ña ñu yëkkatee woon nag ca stade Senghor di ay mécanicien topp nañ leen xool ba xam fan nañ mujj sanc ñu ci bëri nag dañoo tas-tasee ci biir koñ reportage yu Amadou Sabar ba ci biir xibaar yi. ñaareelu pàcc bi basket ñetteelu defetu Sénégal ci ñetteelu matcham tey ji ñu dooraat ko éliminé ko quartier vert ak li ci yéene kaay. Makumba Bey. Sainte Jeanne d'Arc ba tey coow li fayagul. mu ñeel nag muuraay gi nga xamante ne nii aaye nañ ko foofee ñenn ci ay élèves ya nga xamante ne nii ñoom ñoo fa war a muuru ñu am ci ñoo xamante ne nii tey jii ba ñu demee dañoo muuru bëggoon a dugg waaye sottiwul Salimata Aw. buntuk institution Sainte Jeanne d'Arc tëju benn policier ak benn vigile di jaabante bu kii jaar droite di surveiller bërëb ba laataa nga fa yegg dañu lay wisit ak appareil yu bees yi. ca biir nag ay waajur ànd ak seeni doom toog di xaar ñu woo leen wax ak taskatu xibaar yi standardiste bi di ñu xamal ni loolu dina leen jafe lool. ca biti Nour Bourgi muuru mu jaaxle loolu di ñu nettali li mu dund tey ci suba ci l'école bi. nit ñi muuru dañoo def groupe daal di dugg noonu ñu romb bunt bi ba ñu doxee ba ci kanam rek surveillant bi wooluñu daal di ñoo wax ñu topp ko ba ci amphithéâtre bi noonu ci la madame Sow daal di ñëw woo suñu tur ñun ñëpp laata mu ñuy xamal ne nañu des foofee. sans rien faire. Nuur yokku ci ni ñi ngi toll ci ñaar fukk ñi muuru ñu dugal leen ca amphithéâtre bi te boo waree dem ca douche ya sax dañu lay topp. dañu wax ne kat jawut ñu ñëw ci ngoon gi ndax bu ñu ñëwee it duñu def cours te ñun sax buñ dee dem ca wanag ga dañuy topp duñu surveiller mu métti ma lool sax. mu nekk loo xamante ni nee na jaaxal na ko métti na ko élève bu classe 3e bi ni fi mu toll nii xamul fu muy teg tànkam. métti na ma lool sax sama xol neexul ba ma duggee ñu teg ma ci amphithéâtre bi bàyyi ñu foofu métti na ma lool sax ba léegi sax ñenn ñi ñu ngi ci biir. cours ya nag tàmbale na ca institution Sainte Jeanne d'Arc talaata ji ñu génn wante du ñëpp a doorandoo ndax ñi nga xamante ni saafonte nañu ak règlement intérieur ba ña nga ca classe ba ñeneen ñi nag ba léegi xamaguñu fu ñuy dem. ba tey ci wàll wi xalaatu Xaadim Mbàkke ca IFAN mu ni nag école Sainte Jeanne d'Arc boobu dafa war a respecter diine ñi nga xam ne ñoo fay jàngi ak li leen seen diine sant bokk ci ak muraay lii di xalaatam mi ngi ko dénk Pape Bes Diba. école bi ci boppam war naa respecter gëm-gëm yi ñi fay jàng puisque jël musóoru wala nga jël sa lenn teg ko ci sa bopp gisuma lu muy yàq ci njàng mi te gis nañu ne am na fa ñuy sol lu gàtt lu doy waar loo xam ne li dëppoowut ak li nit ñi rafetlu ci dëkk bi te pourtant kenn waxu leen dara donc man damaa defee ne sax li ñu doon war a bañ mooy xale yi xaw a jonge ba mu ëpp di perturber seen i professeur wala seen i morom yu góor loolu lañu war a bañ amaa ku solo bu rafet bu respecté wu boobu kay wax dëgg yàlla gisuma lu muy yàq ci njàng léegi nag comme ñoom yàgg nañoo nangu lu mel noonu man vraiment xaw na maa jaaxle ñu jékki-jékki benn bis mais dañoo nekkul ci réew mu ñuy wax Sénégal am ay dogal yu ñuy jël yoo xam ne yi ñëpp la bett et puis ñëpp la jaaxal école bi yàgg na fi Sénégal la te kenn mosu faa dégg problème yu mel noonu donc dama ragal ne dafa am lu xew ba tax ñu soppi règlement intérieur bi te biñ koy soppi dégluwuñu parents d'élèves yi maanaam dañ koo soppi ci lu dul seen coobare ñoom te ñoom it nanguwuñu soppi googu donc xëccoo bi moom lañ jékki-jékki forcé ko moo tax parents di wax léegi mais bu fekkoon ne quel départ la woon dañ ko ci gisoon te loolu neexu leen kon duñu fa dugal sax seen doom léegi nag man damaa defe ne intérêt mi ngi bokk na ci intérêt école bi ci boppam mu sàmmoo ak bëgg-bëggu parents d'élèves yi.
ba tey ci wàllu njàng mi école boo xamante ne ni nag 20 millions ak juróom la leen Aly Ngouille joxoon moom mi nga xam ne nag dafa masoon jànge moom moo jur coow loolee nag intersyndical ba nag ni xaalis bi daal am na lu ci xew loo xamante ne nii kenn waxu ko ñi nga xam ne ñoo ko seq nag am na ci ñoo xamante ne nii mu ne su leen a jot ba fi mu ne nii waaye Babacar Diouf am na ciy xibaar. doon CM bi nga xam ne moom lañ njëkk a tabax ci région bu Njaareem nekkoon ci situation bu doy waar ba tax ki nga xamante moo fi nekkoon ministre des mines digoon ne dina ko defaraat na ci dugal 20 millions loolu nag xaaj bi jot naa dugg Aly Ngouille Ndiaye moo ko xamle. Les premiers 25 millions ont été effectivement virés. J'en ai donné la preuve au gouverneur. syndicalistes yi nga xam ne ñoo nekk ci diwaanu Njaareem ne déedéet fii kay 20 millions duggagu fi Modou Sarr mooy wax ci turu G7. même ñi nga xam ne ñoo nekk ci école bi muy parents d'élèves muy comité de gestion muy jàngalekat amul kenn koo xam ne impliqué na ci processus boobu noonu ba tax na li ci am lépp am ñëw nañu indi seen entrepreneur commencé liggéey ni première tranche la ñu décaissé de 15 millions donc lañ def ci école ba kuñ ni lii mat na juróom millions nga weddi ko ñu ni ñoom def nañ fa 15 millions donc ñu nekkoon ci dynamique gu xaar yeneen 10 millions yi ci des mais bërki démb dañu am mbetteel bu doy waar parce que Aly Ngouille Ndiaye ci boppam moo fi ñëwoon ci occasion assemblée générale bu ancien élève CMT doon def mu yëkkati kàddu bi ñu ko interpellé sur les 10 millions mu ni moom am na confirmation que ni 25 millions yi njëkk yëpp biir nañ ko dans les comptes de l'IA. ñi nga xam ne ñoom lañ ci tuumaal nag du ñenn ñi dut ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon. Le dossier qui a été géré par l'IA sortant monsieur Gana Sène ainsi que le gouverneur sortant aussi monsieur Mamadou Moustapha Ndaw. Njaareem li muy laaj du lenn lu dut ñu indi leeral ci li nga xamante ni moo di xaalis boobu dugg fii te kenn xamul fan lañ ko jaarale. ñun également on exige de la part de ces autorités là pour que ñu éclaircir vraiment les 25 millions fan la dugg bu ñu ko deful nag ñun excluruñ saisir les hautes juridictions de ce pays. ñi nga xam ne nag moom lañ tuumaalagum ñoom affecté nañ leen wante kenn mënu leen a jot téléphone. Diourbel RFM Babacar Diouf. noonu nga jéeme noonu lees jéeme fii itam ba man leen a jot ba xam tuuma ji tege ci seen kaw lu ciy seen tontu waaye sottiwut benn yoon fanweeri minute ak juróom-ñaar gannaaw ñeenti waxtu ci rajo Futur Média. ak RFM kumpa jeex na. wéy ak yéen ci xibaar yi ak wàllu marché Castor moom nag dinañu ko tëj ni ñu defoon marché Tëngéej. ñaar fukki fan ak benn ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weer wi lay doon ministre bi yor urbanisme logement ak hygiène publique Abdou Karim Fofana moom moo ko xamle loolee nag am na ca marché ba tey jii ñoo xamante ne nii bañ fa xëyee nee nañu ànduñ ci dogal bi. man maa ngi ko doog a dégg. nuwel boobu nag wax dëgg yàlla moom ak seegul ci mandat. fii ci marché Castor ku nekk ngi dox soxlaam fii jaaykat yi ñuy wax ni yëgunu dogal bu ministre bi yor wàllum urbanisme logement ak hygiène publique jël montane dey Abdou Karim Fofana annoncé woon na tëjub marché Castor ci ñaar fukki fan ak benn ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre ngir yàkkaliku ak seetal marché ba. yëkkati bi de moom xam naa ne moom daana metti lool ndax li tax muy metti am na ñu bari ñoo xam ne saa bu ñu xëyee fi la ñuy daan seen doole yor seen kër dëgg la nag moom dèjà moom wax di yàlla moom fi ñu laal moom mbedd la moom kenn ku moom dëgg moom koo gis ko ne da nga koy wax ci wax dëgg yàlla moom ci mbedd moom ci tëli bi la moom tax tëli moom oto moo ko tax a jóg waaye nag Sénégal laa doon dëkk boo xam dëkku teraanga la ku ñëw ñu dalal la. mu di mesure boo xam ni jaaykat yëpp àndunu si bokk na si Alpha di ressortissant guinéen. nit yi fii ngay foraate nga xëy nga wutu dépense yi foofu nga xam léegi nag kenn mu loo xeexee waa Mbour yi parce que waa Mbour yi lu soxla rek parce que loolu la nekkee quoi kon nag ñii xamuñu fenn xamuñu dara parce que fii la ñu xam quoi. bu fekkee ni sax yenn ci jaaykat yi d'accord nu ci tëjub marché bi Maman Diouf moom ànd na si bu baax. teg gi daal restaurant dina set rek ñu defar ba mu baax rek. jaaykat ya nag ña sa ëpp bëgguñu lu dul ñu bàyyi leen fa ndax danoo yori njaboot. ñiy waaj a tëj marché boobu ñoo yëkkati woon mécanicien ya nekk stade Senghor ñooñee nag gannaaw bi ñu ni nes xooli ba xam nuñ mujjee am nañ fu ñu mujj delaat wala delluwaat nañ ca barab ba moom delluwuñ fa waaye ca koñ ba lañ tasaate kenn ku nekk xool foo mën a bay sa bopp rek toog fa Amadou Sabar Ba. ca parc bi nekk ci Léopold Sédar Senghor daanaka oto yi nga xam ne na ñooy def wàllum auto école ñoom rek ñoo fay daw mécaniciens yi nekkatuñu fa lu ko soriwul dara ci suufu passerelle bi jàkkaarloog stade bi ay mécaniciens yu fa nekk di amal seen liggéey ci clandestinité muy ay boromi kër yoo xam ne xamatuñu fu ñu jëm. depuis gars yi jóge fa ba léegi tar na si ñun lool. que ñu ngi wër fu ñu dem gars yi dem nañu du fii yëkkati leen da ngay gaare sa oto gars yi ñëw sabok ñun yaakaaruñ leen lu dul lii. fekkee yëkkati dem nañ si tefes ga
am yaakaar ne war nañ fa mun a toog jàppante fa waale mais biñ ñu fa fekkee dañ ñoo kereel. mu toog ci benn buntu magasin ñu koy tuddee Souleymane moom ma ngay xaar ay clientam ci benn mbedd bu sew rek ma nga fa teg ay bagaasam yu may liggéeyee boole ko ak jaaxle. ñun moom dañuy am problème bu sérieux fu mu nekk nii parce que fu mu nekk nii damay toog nii xaar client yi bi dañuy taxaw ci benn koñ bu ñu woowee bu ñu amee liggéey noonu dañuy jël suñu morom yi nekk ci yeneen place foofu la ñuy obligé yóbbu oto yi foofu la ñuy liggéey day doon liggéey boo xam ne dalay coûter cher tax na li nga ciy gagné sax du bëri mais day tane toog bi rek. ñi nga xam ne ñooy automobiliste yi ñoom tamit yëg nañ déguerpissement bi nga xam ne def nañ ko ñii di mécanicien yi ñoom sax dañuy mujj di leen woo téléphone balaa ñoo ñëw ci bërëb boobu lii. sama moto bu doon paan damay ñëw directement fekk fi sama mécanicien mais bi ñuy déménager ba léegi comme nekkatuñu dama koy woo téléphone su ma woo na ne mu ngi fi ma indi fi sama moto mu defaral ma ko su fi nekkul je suis obligé defar sa moto biir Nord Foire. ginnaaw bañ leen fa jëlee ci weerum août bi ñu génn mécanicien yi ñi ngi xaar seeni recasement boobee ba tey di ci teg ni di ñaawlu loolu patt pattaaral gi nga xam ne nguur gi def na ko ci biir mbir. ñu daal di wax ci Afrique du Sud ak fitna ci fa yow ñenn ca waa réew ma nag bëgg nag ñu abal leen ñu fa dëkkut ndax ñàkk ko liggéey waa Afrique du Sud yooyee nag ñay yëkkati fitna ja gën cee singali waa Nigéria ba taal seeni boutique am ci ñoo xam ne faat nañ leen. Afrique du Sud moom it ci boppam sax moo njëkk a woo ambassadeur am ba nga xam ne moo nekk Nigéria tax tey jii nag ñu jagleel loon ko bëgg a xam lu waral lu ni mel ñu demoon ca ambassade ba kenn ka ñu fa dajal moom réewum Tchad la dëkk moom nag jot na ci visa am waaye nee na daal mbir mi neexu ko dara nde jekku ci deru Afrique Umu Kalsum li. Akili Zangoro di ab étudiant tchadien moom mile yëg na sax boddi gi ñu boddi doomu aadama yi fële ci Afrique du Sud wante taxul mu xëy ca ambassade bi ngir récupérer visa am moom mile muy ñaawlu lu ni mel. Je suis venu prendre un visa. dama ñëwoon wut visa waaye bégguma dara ci li nga xam ne moo xew ci Afrique du Sud ndax dafa ñaaw loolu xoolal lekk bu benn doomu Afrique du Sud ñëwoon suñu dëkk ñu toroxal ko fa ba rey ko fa est-ce que dina neex ñi nga xam ne ñooy waa Afrique du Sud moo tax ma ñaawlu ko bu baax. Est-ce que l'Afrique du Sud trouvera ou bien sa famille trouvera ça bien. buñ sukkandikoo ci étudiant bi jëw nañu ki nga xam ne moo di Mandela Madiba mi nga xam ne yàgg naa xeex lu dëppoowul ak yoon fële ca dëkk ba. L'unité sur la solidarité. ki nga xam ne mooy Nelson Mandela créé woon na fi benn fédération boo xam ne day sàmm lépp luy ak yelleefu doomu aadama ak li nga xam ne mooy jàppalante boobi le message nag àdduna bi yëpp xam nañ ko. une destruction de cette fondation. Sénégalais bi dëkkee ca wetu ambassade Afrique du Sud jàpp na ni ñii di sud africain yi war nañoo sàmm yi fi seen maam yi bàyyi. la fa xew jaaduwul jekkul jaaduwul quoi en tant que africain ñuy reyante ci suñ biir moom loolu moom rafetul quoi man je le déplore parce que combattait la liberté quoi waaw vraiment jekkul jaaduwul daal man li ma gis bokk jekkul jaaduwul nit ñuul di reyante seen biir mel ne affaire barbarie moom loolu rafetul quoi. altine gi ñu weesu ci Afrique du Sud amoon na ay xeex yu tar ba juróom-ñaar ci ay nit ñàkk ci seen bakkan ñu ci bari jëli ci ay gaañu gaañu loolee tax ba àdduna bi yëpp jóg ngir ñaawlu lu ni mel. RFM Sport. tàggat yaram salaamaaleykum Seydou. waaleykum salaam Kumba. ñu tàmbaleeg coupe du monde basketu góor ñi ci Chine ak Sénégal ñetteelu defatam bi tey. waaw seen diggante ñi di waa Canada ñu am juróom-benn fukki poñ waa Canada am juróom-ñett fukki poñ ak ñaar laata nag bile ñetteelu défaite Lituanie moo leen njëkkoon dóor Australie doxal leen. kon nag dafa sax mel ni amul lu tax moom amul benn équipe bu Afrique boo xam ne qualifié na ci ñaareelu tour bi ci biir mondial bu yam foofu ca Chine waaye nag Makumba foofu tam ñu wax ne Sénégal moom mooy équipe africaine boo xam ne amul sax victoire ndax Nigéria moom naam sax toog nag ñi di waa Tunisie waaye ku ci nekk ñoom am nañu benn victoire Soda Thiam. bi mu nekk ñetteel bi yoon gaynde yi di ndërmbeelu ci gila coupe du monde te moo ni le équipe bi amal na premier quart-temps gu baax ne dugal na ci ñaar fukki poñ ak ñaar enquête ci fukki poñ ak benn képp waaye nag lépp a changé ba ñu tàmbalee deuxième quart-temps bi ci loolee nag ka leen di tàggat di Moustapha Gaye di ci àddu. depuis le début maa koy wax amuñu volume de jeu bu ñu mën a téye dans un match de coupe du monde pendant 40 minutes loolu constat bu ñu def la dañ ci jéem a remédier la prochaine fois mais bii dafa jàmp parce que boo xoolee 20 jours de travail effectivement boo ci dindee voyager ak yooyu donc c'est difficile metti na perdre 3 matchs mais du yàqu suñu plan man bi may jox li ñu ma wax lu leer donc ci loolu laa ne nekkuma ci ay rivalité ak pays africains yi lu waaye gagné tant mieux pour yow la mais man du ma trompé d'objectif nit ki da ngay def li nga xam ne moom nga mën. Sénégal nag Canada daf koo bett ñoom canadiens yooyu nekk dañ leen a daal di imposer seen jeu Lions yi topp seen
ginnaaw loolu moo tax ñu roppi leen Babacar Touré kenn ci ailier fort gaynde yi di ko firndeel. commencé nañ match bi nañ ko bëggoon commencé waaye malheureusement deuxième quart-temps bi dañ ko perdre parce que Canada dafa yëkkati niveau bi et ñun dañu un peu flanchir match bi mujj bi contre Australie sori wuñu woon match bi tamit gis nañ ni amoon nañ départ bu baax léegi jàngat yu baax yooyu la ñuy jéem a jël comme ça ñu jéem ko utiliser pour mun a gagner match bii di ñëw muy match de classement yi. gis benn ci seen i mbëbët antu maanaam nekk meilleure nation africaine kay tàggat gaynde yi moom gëmatu ko. bëgg-bëgg nag am na mais mooy intention Sénégal mais la réalité du terrain mooy déterminer ndax dañ ko mën wala duñ ko mën de toute façon gagné nañu Jordan match de préparation c'est que loolu mooy équipe bi am na niveau fii mais kenn xamul nu muy tëree. Sénégal nag dina amalaat ñaari jogante loolee ñeel match de classement yi te Shanghai lay doon mu ne woon Soda Thiam fii ci Chine Dongguan ngir Radio Futur Média. Soda Thiam ñaari jongante yooyee di match de classement bu juróom-ñaari fan ci weer wi la Sénégal war a daje ak ñii di waa Jordanie bu juróom-ñeent fan ci weer wi tamit ñu wax tas ak ñii di waa Allemagne kon mu yooyu le match de classement ñu waxtaanee handball Makumba kan ñu amagul ñaar fukki at ci jigéen ñi mu ngi am jamono jëlee foofu ca Niger. tey nag Sénégal dafa ñàkk seen diggante ak ñii di waa Guinée fanweeri poñ la am ñii di waa Guinée am fanweeri poñ ak ñett ñii nag di waa Angola ak waa Congo Bénin ak Niger ak Tunisie ñoom ñoom tamit war a fekke boobule tournoi di handball di am foofe ca Niamey ca réewum Niger. ñu wax ci phase nationale yi tey jii ñuy tàmbali demi-finale yi. waaw ca stade Albouri Ndiaye bu Louga bu juróom-ñetti wax jotee UAR bu Kaolack ñoom ñooy tas ak ñi di waa R100 bu Thiès ci waxtu woowu tamit la ñuy di waa Déggo bu Kébémer war a tas ak ñi di waa Yamatoñ bu Ziguinchor waxtaanee football ba léegi wutali Belgique mu nag mel ni yoon woowee la doomu Sénégal léegi jël day footballeur ngir daal di fa tàmbale seen carrière wala sax jeexalee fa ku ci mel ni Mbaye Diagne moom moo ci mujj dem na fekk kii di Crépin Diatta ak Amadou Sagna waaye tamit kii di Kavin Diagne foofu ca Bruges ak tam ñeneen ci sax ay at yu weesu yeneen doomu Sénégal donte ay ponkal ku ci mel ni Kalidou Koulibaly ak Cheikhou Kouyaté ñoom tam jot nañ jaar foofu ca Belgique Mamadou Faye doomu Sénégal la buy dund foofu ca Bruxelles entraîneur la doon tam formateur ñu déglu ko. seen mentalité moo baax parce que ñoom dañuy wax ne toujours bu ma demee damay gagné Champions League sax dama koy gagné Europa League sax dama koy gagné loolu la ñuy def mais xam nañ ne duñ ko gagné mais comme xam nañ ne duñ ko gagné nag dañuy def nag le maximum bu ñu amee ñetti match wala ñeenti match yu ñu gagné kontaan nañu seen supporter kontaan nañu. am nañu nag joueurs yi nga xam ne nag ñi ngi dem foofu nag dinañu mën a progresser sur le plan tactique ak physique parce que équipe dëkk la boo xam ne ñoom sur le plan tactique ak physique baax nañ ci trop bon Sénégalais itam dinañ mën a exprimer wu parce que entraîneur am nañu degré de compréhension bu mag te tam dinañu mën a tam taaxirlu même bu année bi baaxulee wala weer bi baaxul sax weer yi di ñëw dana baax. concernant nag Bruges nag moom équipe bu mag la boo xam ne dem si yàlla Mamadou Taw fa la jaar Tony Coly tam fa la jaaroon tam am na tam ay joueurs sénégalais yu mag yu jaaroon Belgique ku ñuy wax tam dem si yàlla si Jules Bocandé am na tam yeneen joueurs yoo xam ne tam ñoom Kara jaar nañu fa ñoom Sarr ñoom Mbaye Leye bi nga xam ne mooy adjoint Michel Prodom pour le moment bu Standard ak yeneen nag yeneen sénégalais yoo xam ne jaar nañ fa mais bañ fa jaaree rusloo wuñu sénégalais yi moo tax tam ñu Belgique tam ma leen adopté rapidement pour ñu ñëw bokk ci ma daal je crois que jaar fa tam c'est du bénéfice te ñun dinañ ko gis weer yi di ñëw dinañ gis ne sénégalais yi nekk foofu ni ñuy progressé ñu yëpp bénéfice su Sénégal la. mu ngoog Makumba mu mel lay doomu Sénégal yu fa jaar foofu ca Belgique bëgg nañu lool. mu nekkoon xibaaru tàggat yaram bi jërëjëf Seydou Nourou ñu tàbbi ci quartier vert àndi ci ak Youssouf Bodian. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm. daa yi làkk jamono yi forêt Amazonie jaaxal la lool àdduna bi ngir xam lan moo xew ci àll boobu nga xamante ni moo gën a mag ci àdduna bi ñu ànd ceeg sunu correspondant ci Brésil de Toubab Ndiaye. Amazonie mun nañ ko wax ne mooy xolu àdduna bi ndax àll bu mag bi mu am ak ndox mu sell mi fi nekk depuis mois de juillet dernier daay gi mu ngi yàq Amazonie surtout ci état Amazonas ak Rondônia fii ci Brésil nga xam ne ñaari état yi 2700 kilomètres moo leen séparé. incendie bi am ci Amazonie tax na ba ñu ngi koy gis ci jaww ji yépp ndax waa NASA bu Amérique ak waa institut brésilien buy toppatoo jaww gi ñu naan ko INPE lu tax ñu taal àll bi dafa méngoo directement ak suñu alimentation yi braconniers yi ak fermiers yi ñooy taal àll bi pour am espace yaraale njur gi
ak mbéyum soja sans compter exportation bi. pratique bi nag yàgg na ci Brésil ndax dañuy bàyyi ba nawet bi jeex fermier yi doog a taal àll bi pour mun a am espace mais ren nag daay gi ëpp na 80% bu ñu ko méngalee ak 2018 lu ko andi mooy impunité bi fi am ak président Jair Bolsonaro bi nga xam ne mooy appuyer fermier yi ak braconniers yi. multinationales yi dañoo bëgg sax boycotter Brésil ndax répercussion bi am ci àdduna bi yépp même Union européenne ak G7 sax dañoo bëgg a menacer Brésil ba xoolaat accord yi ñu signé ak Mercosur ba nga xam ne fii ci Amérique du Sud la nekk bi Brésil bokk ba yooyu yëpp jàllee ñu wax ci question géopolitique bu Amazonie kan moom Amazonie nag Amazonie mu ngi law ci 6,9 millions de kilomètres carrés 4 millions yëpp ci Brésil lañ nekk 2,9 millions yi ci des ñu séddoo ko entre Bolivie Colombie Équateur Guyane anglaise Pérou Suriname ak Venezuela sans compter Guyane française bi nga xam ne ci France la bokk. Dieye Toubab Ndiaye di ndaw RFM ca Brésil fii ci sunu réew camp climat ñaareelu édition bi dajale na lu ëpp téeméeri nit yu bàyyeekoo ci ay réew yu wuute bébét bi mooy fexe ba tàggat leen ci enjeu changement climatique sunu sukkandikoo ci coordonnatrice camp climat boobule Mariama Diallo. xew-xew la boo xam ne mi ngi amoon du 23 août au 1er septembre fee ca île de Sipo bu nekk ci delta du Saloum xew-xew la boo xam ne dajale ne juróom benn fukki nit yu bàyyeekoo Sénégal waaye tam yu bàyyeekoo yeneen réew yu mel ni France Bénin Comores Algérie daje boobu nag c'est pour ñaax ndaw yi ñu mën a engagé wu ci li ñu naan la lutte contre les changements climatiques dañ leen doon tàggat ngir ñu mën a am ay jumtukaay yoo xam ne dina leen jàppale pour ñu mën a jàpp ci liggéey boobu nga xam ne ñu ngi koy def pour mën a lutter contre les changements climatiques ndaje boobu nag ñi ko organiser ñooy Alternative à Dakar Éclaireurs du Sénégal CNCR ak Nebedaay muy kuréel yoo xam ne dañu engagé wu pour aar li ñu bokk muy ci géej gi bala ci àll bi. diiru camp boobu nag participants yi nga xam ne xale ndaw yi ñu doon tàggat bokk nañ ci activités yi nga xam ne askan wi di yeewoo ca île de Sipo ñoo ko doon def ci mel ni reboisement reboiser nañ mangrove bu bëri reboiser nañ aussi ay garab yu mel ni ay ndarkase yu mel ni ay mango nga xam que ne ëllëg bu màggee askan wa fa nekk dinañ ko mën a jëriñu. Mariama Diallo di coordonnatrice camp ak climat di ay garab yoo xamante ni faaw ñu aar leen ngir ñu bañ leen dagg biogaz bokk ci li nga xamante ni mën na wuutu bu baax a baax këriñ lu toll ci juróom-ñetti fukki biodigesteur installé nañ ko ci village Kër Mbay 1 ak 2 waaye tamit ca Ariwele ci département bu Dagana biodigesteur yooyu dina tax ba àll yi mucc waaye tamit dina coppi bu baax a baax anam yi nga xamante ni moom la askan bi di dundee suñu sukkandikoo ci directeur biogaz di Makhtar Silla. ñu ngi fi tabax lu war a mat 80 mbandu gaz yooyu ñu koy toggee neefere nag bu tooy ak ndox mu génnee donc biogaz bi ñuy toggee ci waañ bi muy dimbali soxna yi bay wàññi taxanu matt bi ñaareelu mbir bi moom mooy engrais bi génn tey ñu gis ni soxna yi ñu ngi togg ci anam bu sell togg ci foo xamante ni ci biir waañ la parce que doon ay waañ Union européenne ak état du Sénégal moo ñu ci jàppale Union européenne joxe lu war a mat 5 milliards état du Sénégal joxe lu war a mat 3 milliards. Makhtar Silla directeur biogaz ci micro Mamadou Diagne ca Dagana mooy tëj buntu quartier vert ba si di ñëw ci benn waxtu bi benn gox bi ci benn planète bi.